Sénégal ay sunu gaal nanu leen joxe manko Sénégal ay sunu gaal nanu leen joxe manko nanu leen joxe manko jërë ngeen jëf la famille ma mbégte saa su ne di jokko ak yéen ci biir live bi mbégte lu rëy lay am waxtaan ak yéen ci taxawaayu beeg tolluwaayu réew mi di ko def nag ci li nga xam ne moo nekk suñu slogan di fulla fayda ak jom moo laaj taxawee noonu moo tax balaa maa sori ma teg slogan Dakar Matin beeg slogan la famille slogan bi famille bi moo ko moom la famille yéen ñëpp lay jox Dakar Matin ki ñëpp gërëm mooy ki yee sagar yi ci mbedd mi ki yee sagar bi ci mbedd mi ñëpp ko bëgg ku ko romb rek ni ko loo jëm rek di ndi nga duguro waaye góor pire ca fayda ja pire ca pexe ma pire ca am nga pire kenn du ko ki ñëpp gërëm mooy ki yee sagar yi ci mbedd mi ki yee sagar bi ci mbedd mi ñëpp ko bëgg ku ko romb rek ni ko loo jëm rek di ndi nga duguro waaye góor pire ca fayda ja pire ca pexe ma pire ca am nga pire kenn du ko wax ji leer na góor pire ca fayda ji pire ca am ja pire ca fulla ja pire kenn du ko mën a gërëm parce que lu jaaduwul dina am fi taxaw ne li jaaduwul te jàpp naa ne ba ñu àndee ba léegi ñi ngi wax te bu ñu demee ba ci biir rek lépp lu ñu wax dañ ñaan yàlla sax mu ñàkk am mais yàlla dogal mu mel ni gisaane la ñu gis ne dafay am loolu nag bu amee lenn dong moo ko waral taxaw riigu sax ci kaw dëgg mooy njëkk mooy mujj ñuy tàmbali nag di souhaiter joyeux anniversaire suñu maam Maître Abdoulaye Wade tey la anniversaire am xam nga lu tax wareef la ci sénégalais yi ñu souhaiter ko joyeux anniversaire nga xamul tax may wax loolu Maître Abdoulaye Wade loo ko sikk loo ko critiquer nangul ko ne bu ñuy bind livre évolution démocratie sénégalaise dina ci am ay chapitre moo fi xeex ak Senghor xeex ak fi Abdou Diouf indi fi code consensuel bi nga xam ne dem si yàlla Kéba Mbaye moo ko présidé woon ñu indi fi isoloir ci vote loolu yépp ci xeexam la ba mu nekkee opposition il n'était pas réfractaire à la démocratie dëgg neex yàlla tey jii may wax ak yéen kan moo am lu toll ci tarfatal fit ne mi ngi ñaan Macky Sall ñëw taxaw place de l'Obélisque chaque jour un mois may na ko opposition bi ñu gàddu seeni cercueil di wax góor gi deena suuli leen ko mu nekk palais di dégg jàpp na ay nitam tëj ci biir kaso bi ndax ñooñu dañoo luubal bay la woon Lonase Modibo Diop Senelec ak ñeneen te Wade am na jomb ak scrupule boo xam ne des fois gis nga ba coow li bëree ci wàllu li nga xam ne mu ne ñu ne gëmuñu ministère de l'intérieur pour wàllu organiser élection yi
fi la taxaw buntu kër Cheikh Béthio Thioune ne opposition bi ne wax nañ loolu comme wax nañ loolu jëlee naa Ousmane Ngom lépp lu jëm ci élection dénk naa ko Cheikh Gueye président Macky Sall ñëw toog ne lan oui nous avons une revendication politique li muy def du dara daf ñuy nax rek parce que Ousmane Ngom ba tey jii moo yor lépp lu jëm ci wàllu élection moo ne moom ba ko opposition sénégalaise bi waxee na ko yow ku yokkul yaa wàññi ku mujjee puso bi mu réer nag yow la bañ ko waxee dafa ne musu koo wax te bande sonore yi nekk fi nee na musu koo wax ñu ne ko waxoon nga ko président jëlee Ousmane Ngom mu ne maa bañ duma ko def ñu ne ko jëlee fii Aly Ngouille Ndiaye mu ne maa bañ duma ko def kon ci poñ rek mën naa wax ne Maître Abdoulaye Wade raw na ko ci foofu dëgg neex yàlla dëgg rek moo neex yàlla xam nga man jàpp woon nañ ma ku contre Maître Abdoulaye Wade mais je suis resté constant ci li ma gëm moo di li ma d'accord loon ak Maître Abdoulaye Wade su ma ko gisee Macky Sall président de la République di ko def damay wax ne jaaduwul parce que lu jaaduwul woon démb ak bërki dem mënut a jaadu tey mënut a nekk kon nag Maître Abdoulaye Wade indi na fi leneen timit xam nga lan mooy président bu falu jéem a góorgóorlu def ci lu ñu teg bët tey dinaa ñëw ci scandale autoroute à péage bi mais moom la dinaa nee wax autoroute à péage bi ba mu ko bëggee sumb coow li na kur ba banque mondiale ne duñ ko financer parce que moom ci théorie dafa yàgg gëm ne pour ñu mën a développer lii di économie foog ñu def ay infrastructure yu baax moom ci boppam mun da koy sumb ba banque mondiale di nakk-nakkal dañ koy fàtte gis nga premier tronçon bi mooy bu jógee Malick Sy dem Patte d'Oie français yi dañ ci bëggoon teg loxo baarataal dem ànd ak Enan Chine na ko président li la ko français yi mënee defaral ci ay 30 ak 40 milliards ñun mën nañ ko def ay 14 milliards mu ne ko baara yaa ngi wax de mbaa mën nga loolu mu ne ko damay ànd ak Chine def ko mu ne ko baara mbaa mën nga loolu mu ne ko président boo ma ko joxee ma def ko baara taala ko defar premier tronçon bi jóge Malick Sy dem ba Patte d'Oie Bara Tall Jean Lefebvre moo ci ànd ak Enan Chine def ko partagé leen tey ma wax président Macky Sall amul dara lu mu war a lëngoog Abdou Diouf jël leen CV tappe leen li may wax nii tappe leen CV président Macky Sall lépp lu mu am à part ingénieur ba mu nekkoon foofu Petrosen lépp lu mu doon décret la bu Ablaye Wade xaatim xam nga yàlla buy defar day mel ni kuy yàq tey jii may laaj rek est-ce que bu Ablaye Wade sàkkuwutoon Macky Sall jóge bopp assemblée nationale dina xalaat moom wax na ko rentrée citoyenne ba Ami Fall di def mu toog grand théâtre mu ne moom lu tax mu jéngu pour doon président de la république faj mer la woon mooy niñ ko toroxalee woon assemblée nationale kon amaana yàlla ba mu nemmee mu doon président de la république dafa ne dinaa sooke loo xam ne moom mooy tax mu mer génn créer APR xeex circonstances yi dajaloo mu doon président de la république kon lépp lu mu am ginnaaw yàlla mooy dogal na koy jaarale ci nit ne ko gërëmee Abdoulaye Wade looluy dëgg nañ lim dañ buñ bëggee ñu lim directeur Petrosen décret la ministre des infrastructures bu ñu nekkoon ak xaw ma énergie yooyu décret la
décret la président de la république ministre de l'intérieur décret la premier ministre décret la président assemblée nationale tànnee fa Abdoulaye Wade la woon nañ jël tàppe leen xam nga maa ngi wax ni ci internet bi tàppe leen léegi ngeen bàyyi li may wax ngeen dem xool seen benn ngeen tàppe CV bi ngeen xool décret ci ëpp diplôme looloy dëgg kon bu ñu tolloo ci waxtu wi nañuy wax Maître Abdoulaye Wade di ko jaajëfal delloo ko njukkal waaye nag dafa am ñoo xam ne fi mu nekk lii dañ may seetaan ci live bi bu baax yi nuyu suñ benn yaay Umu Yatu Jàllo ñun benn yaay la ñu nuyu ñu gën koo xam ci Umu Jàllo ñu turam dëgg Umu Yatu Jàllo la yal na ko yàlla may wérgu yaram bu baax a baax Umu Yatu Jàllo la grand-mère de la République la belle-mère de la République lay nuyu di nuyu Nene Diallo di nuyu Ama Diallo ca Tiwaawan gën koo xam ci Amadou Diallo Ama lañ koy dàkkal lañ koy wooye mais Amadou Diallo la tudd ñu leen di nuyu ñoom ñëpp yéen a ngi seetaan bu baax Nene Diallo Ama Diallo ca Tiwaawan di nuyu suñu la belle-mère de la République mu Yatu Diallo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax moo may ma wax ci li nga xam ne gis nañ ko moo di loo xam ne parents yi war nañu tamit jëlaat ay matuwaay ci seeni doom ñii ñi ngi wax ne mixta la xewe xam nga su ma tuddee ay Nene Diallo ay Ama Diallo ñoo ñëpp sama xel day dem ci appartement mixta yi sama xel day dem ci foofu appartement mixta yi sama xel da ci dem dama leen tudd rek sama xel dem ci parce que am na lu ma ci xam tamit foofu ci appartement mixta yi ñu ne xewutoon foofu ak lu mën a xew daal may wax rek ne loolu war nañ ci jël ay matuwaay waaw ma tudd ay Nene Diallo ay Ama Diallo rek ñu nekk ñu jege lool Umu Diallo Umu Yatu Diallo rek sama xel dem ci appartement mixta yi loolu dañ ci dellu si waat ci yeneen waxtaan waaye comme yóbbante àq la nag waa Ndar nee nañ kooku gañe marché yi ci corona business bi nga la waay na jéem a yeggale kër gi mu tàmbale woon mooy kër gu mag bu ñoom Marème Faye Sall bu nekk ca Ndar kër googu parce que xam nga léegi des fois bàyyi ma cax rek comme ñoom ñi ngi seetaan ñi ngi wax ne comment le faire taire comment le yëpp ñi ngi wax yooyu wax nañu ko ba léegi nag tontoogun ma kan moom agence de voyage bi nga xam ne si ajak umra lañ ko xam ne jox ko 2 milliards mu ne day jëndi ay garab ay médicaments ay équipement ba léegi dama ne ba léegi tontoogun ma ci kan moom agence Médine boobu parce que madame Thiam boobu ñuy wax gérante dong la malet bi wax naa gaay ne leen interview lu ma leen nar a defal moo dàq interview Amadou laay indi Amadou bu jëloon malet bi laay indi moom laay lijjanti dafa am sax fu mu cagee rek mais léegi mu ñëw kon nag début bi foog ñu caxante gaay pour xam ne ñi seetaan agence de voyage Médine bi wax naa la ay yóbbante laa jotoon fii parce que nee naa appartement mixta yi sama xel ba ma tuddee ak Ama Diallo sama xel dafa dem ci ñoom moom ñu ne waaw daal foofu daal laa ci yemoo yóbbante àq la nag marché bi comme gagné nañ ko bu leen fayee nañ dem xool
nan la ñuy yeggalee kër gi agence de voyage bi moom maa ngi leen naa leen joxal app nag xam nga maa ngi noppi rek naa leen jox app bu nekkee ne agence bi waxuñu ko moom ma wax leen ko moom ma wax leen kii ko moom waaye tey moom foog ñu waxtaanee président Macky Sall est-ce que dafa toog di lido rek këram wala mi ngi gouverner réew mi ci dëgg-dëgg maa ngi dégg ci ay information yu am nii ñu ne état d'urgence bi yokkaat nañ ko pour 30 jours couvre-feu bi ñu ne ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye dina ci prononcé wu couvre-feu bi partagé leen de parce que tey dinaa leen wax scandale bu rëy parce que xam nga gouverner un pays dafa laaj xam nga fit ak fulla du rek am capacité ay gendarme di dóor ay nit wala nga am ñi nga xam ne ñoo di justice ñu lay tëjal say adversaire politique non du loolu de du loolu leadership laa wax bu ko incarné xam nga lu tax ma wax la loolu tey coronavirus a ngi nii pepp suuf lu ndaw a ndaw tëj président yëpp tey say gendarme ak say armée yi nga yaakaar sax buggoo leen gis ndax yaa ngi confiné wu kon damay wax rek ne gendarme yeeg ñu ñëpp yaa ngi leen di daw confiné wu tëju ci benn virus ko kon ko am kattan comme doole ku dul yàlla comme kattan comme doole ku dul yàlla moom rek moo fi nekk te nag xamul tax ñu war ko gëm ñun moom président Wade da ko jëlee assemblée nationale mu démissionné lépp gëm yàlla wóolu yàlla dem xeex ñetti at xeex na nag pour jot yàlla def ko mu doon président de la république waruñu koo gën a gëm ndax ba mu yoree ci nguur gi sax mi doxalee na neneen ci ngëm gi bu gëmoon yàlla dëgg wóolu ko lamb ji da ciy bàyyi ñëpp ñu bokk ci lamb mais lamb xam nga ñu am na ñu éliminé pare naa tëj kaso ñoom ñëpp ñu ñëw ci kon coronavirus moo ko tëj këram virus ndaw ana doole foofu ana doole wala leen ma ana doole char de combat yin jënd ak char fooy xeexe la ñu jënd te nag marché armée yeeg gendarmerie il faut ñu dellu si waat ci pour xool ñan ñoo koy gañe c'est les mêmes personnes même cercle même personne bi ñoo koy gañe te buñ koy voté assemblée nationale doom sax débat char xam nga mënut a téye coronavirus te chaque jour boo rombee buntu këram guddi char nga fay gis doo fa fekk kii de billaay président mën ngaa yor nguur gi bare benn Sénégalais du la attaqué loolu moom mën nga génn sax doxantu situation sanitaire tey nee nañ 1236 tests lañu réalisé 81 positifs 66 cas contact am na 2 cas importés dañu waxoon na jeex na ci réew mi mais te am na 2 cas importés 13 communautaires 52 patients guéris 20 cas graves ma bamtuwaat 1236 tests lañ def am 81 positifs 66 cas contact 2 cas importés 13 communautaires 52 patients guéris 20 graves au total ñu ne ba ñu ba feebar bi duggee ci réew mi ba tey ñu ngi ci 3429 positifs
1738 guéris, 41 décédés, 1649 sous traitement. Loolu lañu wax. Corona moo graw. Kilifa ak ay ci kilifa diine kilifa aada yi sax laa bëgg a wax maa jum moom corona lu ndaw ñëpp prince yeeg roi yeeg premier ministre yeeg ñëpp tey ku sa bopp doon métti sax nga jël avion maa ngi faju ju France tey fii ngeen riigu toog yàlla mooy wane boppam te yéen ak sénégalais yëpp a yem lu tax ma laaj ci tey est-ce que Macky mi ngi gouverner Sénégal dëggantaan mi ngi jël nag ay décret parce que ba tey jii damay laaj est-ce que Sénégal am na politique li ñuy wax d'endiguement maanaam xool feebar bi nuñ koy arrêté parce que courbe bi ñu am boo déggee ñoom lu ñuy wax dañuy wax ne woy courbe bi ñu am tendance bi dafa ñoom bokk ñoom seen lecture mais sénégalais lambda bi boo ko laajee day wax le kaa yaa ngi gën a yokk ñoom d'accord nañ ci lu tax mën a kaa yaa ngi gën a yokk lu tax le ministre de l'intérieur jël ay arrêté mel ni ku confiné Dakar ak Thiès lu tax Dakar ñi ngi wax ay 70%. lu tax ministre de l'intérieur wax ko Thiès Dakar Thiès def naa ak Diourbel ak yooyu lu tax ñu ne ñoom ñu jël ay mesures radicales te ñoom bu ñuy wax di ñu expliquer dañuy wax ne non tendance bi ñoom loolu la ñuy wax la courbe fu nekk ni ñun lu ñu gis la courbe ascendante am nañ 77 agents de santé yu infecté ñu leen di nuyu du leen massaw 77 agents de santé yu infecté wu ñoom ñoo gën a jaxasoog feebar bi am nañ 77 agents yu infecté wu instant bi waruñu ci tiit lu tax man may posé wu question suivre leen bu baax fi ma jëm ak yéen ñeen déglu 20 militaires nee nañu infecté wu Institut Pasteur bi nga xam ne moom sax mooy liggéey am nañ kenn ku fa ñàkk bakkanam ñuy jaale Institut Pasteur di jaale njabootam am nañu ay infecté dispositif sanitaire bi saturé na ba tey ji dañuy wax ne autoconfinement ñoom loolu la ñuy wax autoconfinement léegi la ñuy wax dégg ngeen bërki Dembo Ndiaye Soham Wardini il met à la disposition du ministère de la santé les trucs culturels yi nga xam ne mairie moo koy gérer ñi ngi wër ay lal pour des malades moom nag contradiction ci discours bi le 11 mai bi Macky Sall le président de la République mujjee wax dafa wax contradiction boo xam ne relevé woon naa ko fii wax ko dafa ne sénégalais xawma lan l'heure n'est pas au relâchement ba pare moom mu jël ay mesures yoo xam ne dafa assouplir li nga xam ne moo di surveillance pandémie bi donc kon ñu mën a déduire ne comme dafa jël ay mesures yu assouplir kay maîtriser nañ propagation virus bi maîtriser nañ ko loolu lañ xalaat ci yoon ba pare rek mu wax ba pare nag nga dégg li ma lay wax rek ay nitam lu Macky Sall xalaat wax ko président de la République ay amplificateur lañ dafa mel ni Macky yor di wax rek ñoom nekk ay amplificateur waaye il a pris une excellente mesure te ñoom ñi ngi confiné wu tëju seen kër waaw ngeen ay report ratatata li mag wax parce que nee nañ est-ce que parce que boobu foofu nag laay interpeller l'élite médecin yi
ken amul fit li ñuy wax ne un débat il faut oser poser bu nekkee ne président jël na ay mesures yoo xam ne jàpp nañ ne mesures yi kat fu ñu toll ni parce que jour boobu boo dégloo docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice de la santé ni mu waxee sénégalais teg naa ko fii ngeen dégg ko ak li président ñëw ci discours am comme yàlla yaali nga ñëw na xëy suba teel moom mu ñëw mere sénégalais yi ne virus baa ngi fii il faut ngeen respecter mesures barrières yi ah wax fii waxaat ne kii médecin yi nga xam ne dañuy wax nañu ñëw bu ñu amee lu ñu indi ko mu mel ni yàlla ak yaali seen biir wax médecin boo ci miin waxtaan ak moom ci pet mu ne la ñoom kay dañoo tiit ñu ne waaw président Macky Sall fan la jëlee mesure am yi xanaa moom danañ consulter gars yi parce que loolu fan ngay gisee contradiction bi xam nga moom mi ngi jëlee mesure d'assouplissement yëpp yu bëree bëri amplificateur yi moom oui la pertinence de la réflexion du président des mesures du président soit d'accord am ngeen droit am seen point de vue wax ko waaw li ñu jaaxal barki Dembo Ndiaye ministre de la santé moom mi nga xam ne sali woon na mesure moo envoyé tout le monde sur le terrain à Dakar parce que l'heure est grave moo envoyé tout le monde tout le personnel ñëpp biir Dakar amatul kuy toog ci bureau ñëpp Dakar parce que l'heure est grave ban logique la loolu am ban logique la ma nit mën expliquer ba ma dégg ko foofu loolu tax ma ne président est-ce que gérant la wala président de la république dafa mel ni mbir yi da ko dépassé mu jam ñu banam jëm mooy bu Macron wax rek il faut apprendre à vivre avec le virus Macron da ko tweet teguñ ci ay heure moom it mu tweet ko mu mel ni mbir yi da ko dépassé complètement parce que nag am na réew africain yoo xam ne fajoogun mais trouver nañ comment endiguer la maladie mais avec intelligence parce que maladie bi du woon xiif de teg ay saako ceeb port romb fa ñu la ciy photo du woon famine de maladie la woon parce que balaa ngaa lekk wér loolu tax ñuy laajte moo tax yàgg naa leen wax ne Kagame du Macky du Kagame de du Mohamed VI duñ benn sax am na benn instant sax dafa réeroon mër kenn gisatu ko woon ñu ne président mi ngi mer moos boo ko woowee sa portable ci portable am haut-parleur lay def day bañ ko li big ci li ko di ko tooñee xëy suba teel ñu gis ñu won ñu ne mi ngay lido pour wan ñu ne mi ngi confiné wu moom waaw mais réew mi nag lan la ci wax boobu est-ce que réew mi dafa yem ci jël discours mobiliser est-ce que réew mi ci loolu la yem am na beneen sax dafa disparatul mbër et paradoxe bi xam nga fan la nekk dëgg ngeen ko xool premier discours am mu ñëw noonu sénégalais l'heure est grave door ñu couvre-feu door ñu état d'urgence laajte loi d'habilitation te boobu def naa benn mort la ñu amoon courbe bi di gën a yéeg mu ñëw nañu waaye nañ def ni Macron waaye il faut apprendre à vivre avec la maladie on dit pas non maladie bi même bu demee bañ andi ko sax dina am ay poche yoo xam ne mënul ñëw rek seeyandoo comme ça d'un seul coup c'est clair mais balaa ngay apprendre à vivre avec la maladie day fekk nga endiguer ko ba noppi jël seen matuwaay téye ko xool fan lañ ci toll waa boobu moom ma nga confiné wu di lido ca booba tey jii Sénégalais yu bari ñi ngi sonn lot
son lot torop léegi balaa maa dugg sama biir kër la ma ay nit yoo xam ne ñi ngi ci mbay mi ñu ne ñoom mënuñoo dem ruuj ji mois de mai bi daanaka deena juin la ñuy dugg dañuy ruuj maanaam defaraat tool yi mënuñoo dem parce que dem beeg dikk bi arrêté nañ ko mënuñoo dem ruuj seeni tool ñi ngi leen tënk fii ba ëllëg si ñooñu lan la ñuy bayee seen tool yi duñ ci réfléchir xool ñu ngi koy wax fu ne mais da ngay mel ni da ngay benn kenn nekkatu fi dafa mel ni ñoom ñëpp tëju ca booba ñu wan ñu ay saako ceeb tey dégg naa sax ki nga xam ne moom la ñu bàyyeelee distribution ceeb bi di Mansour Faye moom ci boppam mu reconnaître na qu'ils ont des difficultés peut-être fin mai bu mois de mai di dee mën na ko yow xaa xamoon ne mois de mai dee na ba noppi dañu waxante dëgg ba pare na dañ ci boole benn arrogance boo xam ne boo waxee ñëw wëy arrogance ci kii menacé corona ngi nii rek la leen corona moo gën leen bàyyi nit ñi corona ngi leen tëj seen biir kër yi mënoo leen bouger mètre nga jóge ci loolu nag ndekete ñu ne président bi kat ma ngay lido kon xam naa kon te loolu ndekete moom ma ngay roppat ndànk di signé ay décret pour ñuy badaxal ma daax fii du guuta mbaay alalu réew mi ndekete moom loolu la fi nekkee woon non mais des fois tu te poses des questions nga wëlbatiku nga ne yow yaa bëgg doon Zoro incarné ko pour l'annulation de la dette nga wax ko sur la philosophie de l'endettement mën nañ ci d'accord ak yow mais dans les faits dina la laaj yow ba nga lebee ba nga xam ne réew maa ngi toj réew moomu lan nga ci def inauguré nga ci li nga xam ne mooy priorité askan bi ngay jiite jël la ko laaj ba nga lebee ba leb est-ce que terre la sénégalais yi soxla woon arena lañ soxla woon centre de conférence Abdou Diouf lañ soxla woon paradoxe day moo tax gis nga bukki bu yebee waxambaane ca doxin wala boo demee ci Macron di ko wax ay affaire annulation te Macron sax yëfu seytaane lay def moom bu nekkee ne loolu rek la te ñoom lebal nañ ne lu bari ci terre bi na annuler dette boobu terre baa ngi ne waxoon yàgg naa leen waxoon fi ku guddul fan doo ko fekkee ñuy lebaleb te boo lebee dugal ko fi nga ko war a dugal askan bi ci si seen bopp du la mere dañ ne leb bi jar na ko mooy borom kër bu leb ba pare génn di ko paccangaa ci mbedd mi këram lekk ñu naanuñu loo dégg rek ay mesures nous allons prendre des mesures mu ne Mbata Tailleur nous allons prendre des mesures nga leb mais léegi bu ñu auditer endettement boobu nañ auditer endettement bi xool fan lañ ko dugal dëggantaan yow ba ngay laajte endettement ba yaa ngi signé le 17 avril 2020 benn décret boo xam ne sénégalais yépp ñi ngi koy kaas d'ailleurs sax c'est l'occasion pour féliciter ñi nga xam ne nee nañ des doctorants yu décidé engager bataille contre les décrets illégaux jotoon na parce que Sebaani Sugu lañ déggoon mu ci doon wax jot na nag parce que réew mi dafa jot élite bi nga xam ne ñoo fi nekk élite bi fi nekk li lay war a sóoli ngeen am fulla am fayda Sénégal kenn da leen ko gën a moom mais médecin yi nga xam ne ñoom ñooy jànkonteeg 77 lañ agent ñoo infecté wu ñoom ñiy jànkonteeg mbir mi lekkatu nelawutuñ seen njaboot gisuñu leen buñ jëlee ay mesures yoo xam ne xam ngeen ne mesures yi baaxul ngeen taxaw wax ne mesures yi baaxul
bu président defee na ngeen taxaw tamit génn jël seeni responsabilité wax mais tey ji ñëppay raasaat lu miir yi pour faire plaisir ñu jël ay décret nga gis fi ay juristes yoo xam ne da nga leen di tànn ñi si ñemee am fit wax ñu ne avec loolu lañ bëgg a defaree réew mi noonu lañ bëgg a waxee réew mi non yow buñ ne la yow léegi yow sa dette bi nga wax noonu loo ci def ñun noonu lañ bëgg a defaree réew mi dafa yomb trop lep ba jaaxaan jël ko fooyee ko dugal ko ci lu kasara ba pare nga xëy suba teel ne non européen ñoo ñu gën a tal seen bopp lañ gën a tal de faale wuñ leen de parce que wax ji lu muy bëri yëpp li ma leen di wax moo ci nekk li may wax nii du man rek a ko xam ñoo la ko gën a xamaatoo peut-être que nag toog wax ko ah loolu de dañuy déglu ñun gëm yàlla wóolu ko parce que dañoo jàpp ne président Macky Sall ba ko Abdoulaye Wade dàqee dafa gëm yàlla wóolu ko doon président de la République 3 ans après xeex ko fan lañ war a mën a teg mu war ñu koo gën a gëm gën ñu koo yaakaar ba pare nag doylu lu ñu am téye ci ñëpp a noppi tout le monde rase les murs kenn du wax dinañ wax et puis su ma déggee loolu mooy ñaareel thème bi ma bëggoon ñu jox ko tey te loolu dama leen ciy tegal ngeen déglu parce que dafa am solo beneen aspect bi su may dégg ñu wax ne oui le président Macky Sall est fâché parce que renégociation autour de la péage bi dafa tardé hein gëwma loolu man Pape Alé gëwma ko je n'y crois pas une seule seconde mais fâché contre kan Sénac mooy kan Sénac mooy kan Sénac mooy kan Sénac lii sañ na ko def kër Kagame wala kër Mohamed Sis gis nga Auchan yi ngay gis nii Mohamed Sis ñoom daleen dàq ca Maroc wala nga dem ca àll ba samp ko fa nga foog ne Sénac mën na ñëw di def lu ko neex di tulleeg màlle ci autour à péage bi chaque jour sénégalais yi di ko jooy ah ba pare mu ne dara joxew ñu ne way le président est très fâché contre kii non attends il faut parce que nag ay ngaaka nekkuñu fi ay dof nekkuñu fi lépp lu xew ci autoroute à péage bi président Macky Sall moo la ko gën a xam gën la ko maîtriser montage financier beeg lépp xamul lu tax mais ba ñuy njëkk a tàmbali autoroute à péage bi moo nekkoon premier ministre dañ koy fàtte moo nekkoon premier ministre Abdoulaye Wade soo waxee APIX ku fa nekkoon Aminata Niane ba coow li bëre président Macky Sall falu lan lañ doon wax boole nañ ko ci liste secret yi kan moo ko jël nommé ko ministre auprès du président de la République du président Macky Sall lu tax mu jëlee ko APIX nommé ko ministre présidence parce que xamante nañ bu baax seen biir te dinaa la wax benn affaire la meilleure manière de s'enrichir très rapidement te doo am benn daga mooy tabax ay infrastructure mooy meilleure manière de s'enrichir très rapidement président Macky Sall bu mënul régler problème mu Sénac na seetaan sénégalais yeeg Sénac bu mu woo gendarmerie di ñu tas ñu organiser wu ñun nekk fuul dem sitting ci kaw autoroute à péage bi bu ñu yónnee gendarmerie na ko bu ñu yónnee gendarmerie mu doon ni lacrymogène bu ñu yónnee dara na seetaan rek bàyyi ñoog Sénac comme da ko ragal Sénac ñu wax ne way dafa mere les négociateurs de l'État yi man duma woo Sénac
bam ñew sama bureau man président de la république ma tek ko mu tok ma jakarlok mom nako hey voilà le montage de l'autoroute à péage par la force dañuy wañi prix wala nga xam noy def te lutax lolou mu waro dem ñaaray mëna am de mais laata loolu scandale financier bu nekk ci autoroute à péage da ngeen ko bëgg xam déglu leen baarataan Dakar Matin Pikine ak Diamniadio 20 kilomètres la soo jëlee 1 milliard le kilomètre yi ñuy defee ci midi 1 milliard 122 milliards la soo jëlee autoroute yi bu Abidjan 1 milliard 3 le kilomètre 26 milliards la soo jëlee di nga xam ni moom moo gën a kawe à cause des conditions yi ma wax de relief ak seen standard aussi il faut le dire mu nekk loo nga xam ni li gën a jafe la si conditions yi ma wax foofu kilomètre bi 2 milliards 3 lay jar waaye soo jëlee ñooñu nga xam ñoo defoon autoroute soo leen andi woon fii suñu bokkoon wala nga kii leen y compris entreprise marocaine bi si bokkoon su fekkoon ni laaj nañ ko njëgam wala keneen ki 2 milliards 3 fois 20 kilomètres ça fait 46 milliards donc sa base de sélection moo doon ku loo cher soo ñëwee weesul 46 milliards yoo nga xam ne yaa koy wuti ñëw liggéey bi exploité entre 20 et 30 ans jox ñu suñu kii au final à la fin de la journée comme on dit lan moo xew dañ ni Eiffage yow jël première chose Eiffage ni affaire bi 150 milliards lay jar damay arrondir rek pour à 2 milliards 140 milliards exactement te kooku mooy tontu bi nekk si kayit yi nga xam ne ñoom ñoo ma ko tontu ñoo ko tontul seen bopp ñooñu 20 kilomètres yi travaux yi rek leneen bokk si du libération des emprises indemnisation yi ñuy fay ñi fi nekkoon du yeneen yu sew yëpp dara bokk si liggéey bi rek 148 milliards pour 20 kilomètres muy 7 milliards 4 le kilomètre ñe bu nekkee ci 2 milliards cher ñi ci 1 milliard yaa ngi ci kilomètre bi 7 milliards waaw mais loolu sax soo ko xëy na ñu ni ñu xam 7 milliards le kilomètre lan la représente mais rek nañu leen ni luy jaar 50 milliards 46 milliards yi wax nañ ko arrondir 50 luy jaar 50 milliards kii ni dinaa la ko jaay 150 milliards nga d'accord première anomalie parce que kooku soo ko joxee affaire bi mu ni da koy exploiter 150 milliards yi mu wax ni moom lay jar 50 milliards yi la ciy def am si bénéfice 100 milliards yi mu def ko si poche am ni nag léegi bala ma fiy jógee damay récupérer li ma fi defoon 150 milliards récupérer sama bénéfice c'est-à-dire bénéfice sur 150 milliards lii jar 50 milliards nga jaayee ko 150 milliards yow boo jotee 150 milliards yow da ngay jël 100 milliards déjà mu nekk bénéfice nga dugal sa poche ba pare nga jël 50 milliards yi nga xam ne moom ngay tabaxee ba pare toogaat fi liggéey pour wàccoog sa 150 milliards ak liñ ci teg comme bénéfice loolu moo xew si autoroute bi sénégalais yi xam ko yamul foofu papale yamul foofu déjà lii rek ku ko dégg nga xam affaire bi nekk sénégalais voilà nekk sénégalais moo xam ni sa yëf la te yaay continuer di jaar si autoroute di fay ay péage say doom di fay say sët di ay péage te fekk nii la demee soo ko xamee saa yu jaar si autoroute bi sa xel sa xol kii donc problème bi c'est pas un problème ay éclairage ay grillage ay kii non yemul foofu au lieu moom ni mu ko waxee mu dem lebi li mu wax ni moom moo 150 milliards yi dem lebi ko def ko si dem jëli ko dañuy sax tout compte fait yéen Sénégal ñaata ngeen am il faut ngeen participer te au début cahier de charge bi dañ ne woon yow yaay wuti xaalis ñëw def mooy principe bi wuti loolu mooy principe bi su amee ay kii tamit mën nañ la defal ay subvention pour ay exonération fii ay kii yooyu ay moo koy encadrer mais principe bi mooy loolu moom la ñu bind sax clairement premier kii bi a pour objectif de concevoir financer construire exploiter
ce sont les termes écrits noir sur blanc yooyu yëpp document yaa ngi fi donc kooku ni di jar 50 même su fekkoon daf ko jëli ñëw liggéey ko nax na la dès le départ mais yamul foofu comme ni ma ko waxee dafa ni la il faut que yow finalement il faut nga continuer participer ñaata nga yor Sénégal bi yor naa 37 milliards sama poche sama budget mënu ko doyul ñu dem lebiyaat 50 milliards AFD ak Banque africaine de développement 87 muy 87 milliards mu ne waa léegi kon man ngeen ma jox ma téye ñu jël 80 nga xam bu daaj si poche bi ni leen nag comme 148 milliards mooy 150 yi ma wax des na 61 milliards loolu nag mooy sama participation kon kay finalement état joxewul dara lu indi sax mu ëpp moom lu indi c'est-à-dire état Sénégal li mu indi man tabax na non seulement Pikine Diamniadio mais Pikine AIBD suñ ko jaaralee si yoon jël prix chinois yi nga xam ne ñoom ñoo liggéey autour yi et jóge na wala ñu jël prix n'importe lequel prix yi nga xam ne moom la ñu daan a defee Dakar Saint-Louis suñ ko si appliqué woon 87 milliards yi defar na Dakar ba AIBD mu des te kenn si dugal dërëm état mooy pare daal ni su ma neexee ma bàyyi mu autoroute mu free su ma neexee ma def ko péage li ma si récolté ma tabaxee ko yeneen autoroute mais yamul foofu donc dañ ko jox moom mu encaissé 87 milliards yi ba pare nag nekk pour egg 148 milliards yi nga xam ne moom laa wax ni moom lay jar cotisé naa 61 milliards dem lebi 60 milliards dugal si poosam parce que su lebee tamit boppam lay fay daan ne nag léegi dugal naa 61 milliards donc ambassadeur bi su fekkee fii dafa defe ne Sénégal ñi fi dëkk jànguñu xamuñu fu jant bi jóge dañ naan ay day perte bi waxul dëgg ils ont gagné des centaines de milliards au départ avant même de commencer ñun nag je le dis et je le répète waxuñu ko parce que man bi ma tiré sama trait si kii bari yàgg naa ñi ngi liggéey ñi ngi dund ñi ngi évoluer ex nañ ba fi sant yàlla mais am na loo nga xam ni daf ñuy topp si suñuy doom si suñuy sët te suñu responsabilité Dakar Matin yéen a ngi dégg li te suñu responsabilité loolu moo ci gën a neex ci wax ci xawma ndax comprendre ngeen li Bara doon expliquer am déet xam nga ba ñuy wax ne dañuy lancer marché bi BOT la build operate transfer da ngay tabax yow wuti xaalis tabax ñu ne jox nañ la ko concession pendant au moins benn durée 20 ans wala 30 ans boo demee ba delloo ba li nga 30 ans nga koy exploiter état bi du laal dërëm 20 ans yooyu bu jeexee nag nga delloo ko état Sénégal mu nekk moomeelu Sénégal xam nañ koy yoree mooy build operate transfer yaay jëli xaalis bi koy tabax nag xam ndax comprendre ngeen bu baax fu waxee dama koy benn xamul tax mu tuddal la ay Tunisie Côte d'Ivoire Maroc ba ñuy lancer marché bi ñooñu dañoo ñëwoon soumissionné Pikine Diamniadio 20 kilomètres la woon Tunisie lim soumissionné woon 1 milliard 100 la ci benn kilomètre kon au total moom buñ ko joxoon Pikine Diamniadio mi ngi ko nar a tabaxee ci 22 milliards bu Côte d'Ivoire bi ñu ngi ko tabaxee 1 million 300 buñ ko joxoon société bi ko tabaxoon bokkoon 26 milliards la ñuy dellu bu Maroc bi moo gënoon a compliqué nekkoon ci 2 milliards 300 buñ ko joxoon sax nekk tabax ñu ngi ci 46 milliards Eiffage ñëw nañu 20 kilomètres yi moom 150 milliards la koy tabaxee soit 7 milliards par kilomètre te loolu tëli bi rek lay defara en prise yi bokku ci eneen bokku ci ne 150 milliards loolu mooy premier scandale bi 150 milliards lañ jox mi ngi jaay kilomètre bu nekk 7 milliards lañu ko defaral man gëwma sax ne lépp Eiffage ko jël dugal ko seen poche 150 milliards
kon jappal na mom ba ne bëre ci 150 milliards yi amna 100 milliards de bénéfice yu dugal ci posam tok riigu ci mom Sénac 50 milliards lay jël jëm ko tax légui lepp lu mu def ci constitution nak day yok ci bénéfice am ñu ne falay yépp ñu ne kay Eiffage dama wuti sa xaalis Eiffage ne dédé yow état Sénégal té affaire mi niki BOT build operate transfert légui ñu ne ko yow lan la mu ne non état Sénégal leen ñaata ngeen yor Sénégal na ñun yor nañ 37 milliards mu ne indi leen waaye Eiffage de ñu dem la 37 milliards lebat yeneen 50 milliards soko bolé muy 87 milliards ñu jël lépp jox ko Eiffage kon Eiffage ñaata la ci participer calculer leen 65 milliards la ci participer état Sénégal mu indi 87 milliards te 65 milliards yoyu mënon na tabax Pikine ba AIBD non xam nga des fois sa xol du neex sax man duma wo Sénac man mu tok ma tok duma wut ben intermédiaire Sénac xamna limu def président Macky Sall xamna lu Sénac def mané Sénac xamna limu def président Macky Sall xamna lu Sénac def bam nekké premier ministre mo tambali li nga xamne moy tudda la péage bi bëgg mom mo la gëna xamato lan mo ci nekk ci scandale ci monté ci ki bi te des fois sax dégg na boko wé diko poser problème autour de la péage mënu jël autour de la péage bi ngay jaar nga jaar ci route nationale bi defar len route nationale bi defar len ko comme il le faut do am embouteillage dom dara lenn rek mo meuna am modi am nak amul est ce que Sénac da doon génn ay malade di joxe jarna li jël weekend vendredi sa am na ñu daan daawul jaar Sénac diko gis parce que ma ngi fatali ko fi amna ben ministre ila Touba bi bañ ko joxe chinois yi ministre bu dafa ñew tok mom de ñuy wax solidarité gouvernementale mu ne mom bu nekkon moy choisir Eiffage lay choisir Eiffage lay choisir nañ waxante deug bu len faté de renégociation contrat bi pansement la won buñu Macky Sall dooron xam nga suma wax pansement moy lan moy ciow lu reuy bo amé di nga dégg mu wax né je vais prendre des mesures bi ci bobu xam lan la won moy ndaysan suñu xarit bobu nekkon gelongal bam ñaké bakkan ci lolu la defone sorti né oui xam nga lolu légui mu mat 2 ans 2018 la won mu né oui il faut que ñu jël mesures sécuritaires yi ñu wara def fofu yépp fi nga xamné autour de péage bi motax ngay dégg bartal la doy affaire barrière do affaire yoyu mais ila Touba kan mo koy gérer doy sénégalais mais duma ci bañ ba nek contentieux ak Sénac duma ci bañ ba nek ci contentieux la wax ak Sénac faut qu'on se dise des vérités dëkk bi ñun ñoko mom mënu ñu bayil li nga xamna ay bombe à retardement la yépp bombe la le pays est miné partout gis ngeen li xew ci littoral bi ngeen dama président Macky Sall mënu ko gis te muy génn fi Mermoz gi génn tegu ci corniche bi gisu ngeen gisu xam nga mi ngi koy gis Tobago bam koy tojlu avion be décoller mu tojlu Tobago te mi ngi koy gis chaque jour te fi ñi fi tabax ñep c'est des hommes d'affaires des pontes de la République mais dina leen wax lenn nak ñom ñep ma ngi lijjint seen tour benn par benn ñom ñep lay tudd lu leer la wax ñom ñep lay tudd seen tour parce que li ñuy def crime la crime contre le peuple sénégalais parce que tant que duuto ci baram tuddo seen tour rek non graw
mu melni Sénégal feebaru mag la fo jóge fo lamb mi ngi metti bo jógee ci bi dal ci benen bo jógee ci bi dal ci benen ñu dem ba nga xamné faar bi fofu dañu volcan dañu wax né day nelaw faar bi fu mu nekk ñukoy gas ta ndaw sa ko momon dama na ndaw sa ko momon xam nañ société bu mu ko jaay ak ka mom société ba ndaw sa ko momon mom ay travaux am dañ ko arrêté won tabax na légui bay paré ku jigéno momon fofu nga xamné dañ ko dañ gas kon ni ngi seeni tank ñu neubatu na on est très zen neubatu li ñuy def dañ leen koy wax ngeen xam ko wacc nañ dem ci filmer kër yi nga xamné ñoo ko tabax ci fofu am kenn ku ne way babalé xana way fofu sama kër la fofu ñu tabax nonu waaw peut-être Aminata Ñaan mo nekk ci Aminata Ñaan man Aminata Ñaan dama ko xam Aminata Ñaan man ko tuddu ci envol immobilier mu and gan ci Madina Tall gaña marché yu bari fi nga xamne modi jam ñaajo ñu dénoncé won ko ñom ñep am nañ ay terrain ci fofu tank nak duuto baram ci lool na len diw mom fi diw mom terrain bi diw moy gas fi parce que jour bi ma démé dama len di netali jour bi ma démé di def reportage ci corniche dama na bu xet yegg fenn ci ben fi ma taxawé di interviewer Matar Ba bu environnement peut être ñoy wër sen bop sax fa ma taxawé nonu di interviewer ala ngay dañu la xana bëggo daal mais noy bëgg na nek lu lew lo xamna do ci gañ kenn eni kilifa wo ma téléphone allo Fabale na nga def ay ga ñaaw dégg man ko kokal la mu ne man la diw man ko wa na nga def ça va bien xam mu ne ah bo xamoo sama numéro man ko dédé xamoo sa numéro de mu ne ma waaw da nga sama ouvrier ñoo na ma da nga nek fofu ak kenn yoy fofu sama chantier la man ko chantier bi sam ngay keuyit mu ne wa am na ay keuyit kay may lijeenti nek da amul sax ay keuyit man ko wa baax na raccroche xam nga Senghor dégg naa lu tax mu defoon soo xoolee këru fan yi day rëy mais kenn du ko tabax en hauteur parce que ñu ne Senghor xamul tax loolu mu jëloon décision boobu dafa waxoon ne dafa bëggoon brise de mer bi di mën a pénétrer l'intérieur moo taxoon soo xoolee këru fan yi du am du yëg ci kaw daawuñ ko tabax en hauteur nga ñëw def lu leen neex pàccoo xëccu toog mais dama ne tour yépp lañuy génn benn par benn wax naa leen nag chronique bi dañ ko tàmbaliwaat suñu bopp dañ koy dénk yàlla bu ñu paree foofu dégg naa Lagrosse ma ngay toj boo ñëwee littoralu Guédiawaye bi na ko danduma boo ñëwee littoral Guédiawaye bi na ko danduma ñu dagg filao yi te filao yi xamuñu philosophie bi ci amoon moo di lan l'avancée de la mer ak loolu yii lañ bëggoon pour protéger parce que filao doom yi nekk ci filao ñooy wadd màggat yeneen filao de ñoom ñuy dagg xamuñu sax dafa métti ci xol xoolal liñ saax-saaxee teeru bi laa la wax ni restaurant la mu tabax noonu ci pontom sax amu ci woon droit léegi jégg nañ pontom bi ba ci ginnaaw ña ngi fay tabax xam nga lan ay appartement yu ñuy jaay nga yéeg ba Cap Manuel ay kilifa ñoo ko moom ñu dem di ko tabax je suis scandalisé da ngay scandalisé booy wax non chronique yi ñu fas yéene reprendre dama koy wax mu leer xam nga chronique lan moo koy tax a jóg scandale yi ngeen fàtte benn par benn lay dellu si waat ay ArcelorMittal
ay exonération yu ñu defal ay ci yëpp parce que loolu il faut ñu waxtaanee ko parce que nag vraiment maa ngi jéggalu bu nekkee ne ni ma waxee tey vraiment parce que xol bu jeex rek laa waxee boo déglu Sénat ñëw fii du ma woo Sénat ba mu ñëw sama bureau ma ne ko kaay j'appelle directement mu ñëw toog ma ne ko hey d'ici une semaine te xamal la lañ def gis nga liñ doon wax ne bésu prix autour APR bi dañu doon nax de dañuy wax bés ba pare di soo xoolee fi ëpp circulation foofu bés bi du considérable fi nga xam ne bëriwul circulation bés bi dina wàññeeku ñu wàññi ko de looloy Sénégal man duma woo Sénat nga foog ne Kagame bu fa Sénat ne ko du ko woo ne ko hey toi si tu le fais ou demain j'enlève tous les postes teg fa ay waa ñu toog fa bon kon gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax tey peut-être ni ma waxee métti na mais xol bu jeex te lu ma wax rek damay jot yeneen yoo xam ne dafa doy waar ah Sénat day mel ni ku leen di foye mel ni ku yor ay marionnette am day wàññi fii yokk durée concession bi rattrapé waat ko ci maanaam bu ñu ko joxee concession 15 ans bu ne waaye ma nga wàññi 1000 francs moom buy négocier nag concession bi nañ ko yokkaat 5 ans au lieu de 20 ans mu nekk 25 ans loo wax ñu commencé nee naa leen de def leen lu leen neex wax lu leen neex mais wax di leen wax dinañ wax ñu tere wax dañ inventé lu ne sos lu ne def bu ne parce que lii dafa jiggi dayoo Sénégal kon ma leen di sant di leen gërëm inshallah di leen di daje dimanche tribune libre waxtaanee at réew mi dimanche inshallah di jéggalu nag bu nekkee ne tey waxee naa xol neexul dafa neexul te may wax ne ñi nekk seen ruq te xamal leen ñu ñun bokk ñu wax ñun am nañ fitu wax parce que trop c'est trop réew mi mënuñu ko asaaloo asa bombe oui il faut dire oh ce gosse là il parle tout simplement ah ouais mais écoute il parle ñu dugg seen gaar nag léegi nag tur yi la ñuy lim diw moo moom fii diw moo defar lii diw moo def lii kayit yooyu yëpp ñu ngi ko téye xaar ba jotagul rek kon den sant den gërëm ba dimanche inshallah Senegal